asalaamaaleykum mbokku internetu Bambey TV tey nag sunu comme boobu ba léegi ñu ngi Casamance mënuñu nag quitter la Casamance sans ñu jaar fii nga xamante ni foofu la sunu frères yi sunu jarbaat yi sunu doom yi sunu rakk yi foofu la ñu nekk fii ci université Assane Seck donc képp koo xamante ni nekk nga ressortissant bu Bambey département bi ñoom am na foo xamante ni foofu la ñu nekk donc ñu ñëw seet si woon leen xam naa dañuy ànd ak rek le président mu won ñu présenté wu d'abord peut-être mot de bienvenue su ko defee ñu xool appartement beeg ak seeni nekkin fii naka la demee waaw sëñ bi nga présenté wu. salaamaaleykum mbokki waa Bambey salaamaaleykum mbokki waa Bambey maa ngi tudd Ibrahima Thiam président de l'amicale des étudiants ressortissants de Bambey ici à Ziguinchor tey jii waa Bambey TV dañu koy ñëw seet si ñu pour xool condition de vie étudiant Bambey nan lañ nekkee fii donc loolu ñu siy remercier grand Modou Ndiaye si liggéey bu am solo bi muy def ndax depuis ñu créé amicale bi depuis en 2017 ba léegi à chaque fois lépp lu ñu mës a nekk na si di ñu mettre en rapport ak autorité yi di ñu jàppale si suñuy publication à chaque fois saa bu ñu ko soxlaa woo ko daf ñuy wuy si tey rek li nga def nii yombut parce que mënoon ngaa ñëw Ziguinchor ñibbi saa nga ñëw fii nii seet si tey nag yaa ngi ñëw si appartement numéro 1 Bambey ndax ñun ñaari appartement la ñëw fii dañoo am appartement numéro 1 ak appartement numéro 2 donc dañuy dugg si biir ma wan la appartement numéro 1 pour nga xool ko bii mooy si appartement numéro 1 appartement numéro 1 nag 4 chambres la am ak salon quoi bii mooy première chambre bi mooy chambre bu mag la ñu ngi chambre bu góor nag am na salle bi donc benn chambre am na chambre bu góor la quoi lii ngay gis tey par exemple salle la salle bi tey ay góor si nekk ay góor si dëkk salle bi nekk noonu chambre bii ngay gis tey chambre bu jigéen la moom kay am na ñu salle bi nagam waaw bii ngay gis tey soxna ci bi génn bi tey chambre bu jigéen la moom tey am na salle de bain mu nekk 3 chambres yu am salle de bain donc 4e chambre bi moom moo nekk moom salle de bain quoi 4e chambre bi kii xaadimaan la moom tamit étudiant Bambey la derrière centre la dëkk votre kër chef de quartier pas moo di lii toilette publique la quoi donc en résumé daal appartement la ñu la ko nga suñu borom yi yaa ngi étudiant Bambey yaa ngi nii moo géey la dëkk moo ngi dëkk fële Médine da dëkk ci Pape Mor Gueye mu ngi dëkk Médine donc xam naa dama lay wàccee quelques étudiants rek pour l'instant yi nga laaj leen nga nuyu leen ngeen ziare. waaw Mor waa Bambey fii tey ñoo ko doon seet si étudiant Bambey yi donc grand Modou Ndiaye moo ngi nii moo jox la waaw am ci amee. waaw booy xam naa rek ngeen peut-être lancé waale appel peut-être seeni difficulté ñu gën leen jàppale autorités yi gën leen taxaw. C'est vrai que am na ñu leen di jàppale mais mu gën a kii rek parce que aussi tamit yéenay avenir u Bambey yéenay avenir u ëllëg donc ban message ngay profité pour envoyer. Tout d'abord, je tiens à me présenter. Je m'appelle Pape Mor Gueye. Je suis étudiant à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Je suis aussi je suis le président de la commission pédagogique au sein de l'amicale. Man maa fi nekk par exemple lépp nouveau bachelier boo xamante ne dès le début da nga ñëw pour soxla par exemple des orientations au niveau de la pédagogie extra. Fii nag benn instant. Il faut en profiter pour donner ton numéro parce que xam naa ne li nga xam na solo. sama numéro mu ngi di mooy 78 129 29 81. Je profite aussi de lancer appel à tous les par exemple les autorités bambeyrois ñun fii nii Ziguinchor amuñu benn problème mais jàpp naa ne suñ si jàppee si combat bi dina gën a neex parce que à l'aide de nos par exemple de nos présidents. Toutes les conditions sont favorables parce que ñoom ñoo ñu permettre sax chaque dimanche ñu mën a toog fii di togg ay repas par exemple ndax xam nga ne léegi université yi moom mooy day xaw a métti dès le début bi ñu ñëwee amuñu woon dara amuñu woon benn moyen amuñu woon fenn fu ñu mën a def suñu tànk te léegi yi c'était pas du tout acceptable léegi Thiam moo ñu permettre jëndoon ñu ay saako ceeb avec aussi l'aide de certains autres membres ñu mën a toog chaque dimanche ñu toog
à la Bawol à la Bambey Bambey. à la Bambey Bambey tamit. yaa ma gën a xam man maa ngi lancé benn appel à tous les autorités Bambey wax ñu jàppale ñu fii nii bu baax a baax parce que ñëpp xam nañu ni Ziguinchor du Dakar non seulement par exemple moyen de transport yi mooy yombul doo ñëw fii yoon bi non seulement métti na ba pare pass yi cher na suñu mënoon a jàppale si au niveau des caravanes subventionné ñu par exemple parce que soo bëggee pass fii par exemple 9500 suñu mënoon a def benn subvention jox ñu par exemple subventionné ñu par exemple les autres mën nañoo participer 4000 francs comme ça pass yi gën a yomb. ñu leen di defal caravane rek. voilà ñu ñuy defal caravane moo gën a yomb sax suñu mënee defal caravane jàpp si tamit mooy gën a baax. waaw mais benn instant man fii moom lépp jàmm quoi. waaw mais suñ si jàppee daal mu gën a neex. moo gën a neex wax dëgg fa yàlla. waaw à l'aide de nos présidents man maa ngi koy remercier bu baax a baax bi fi nekk ba léegi sonn ñu. mais bu fekkee yenn saa yi day profité jël si xaalisam sax dañuy motti leen yi kon mais suñ ko jàppalee dina gën a baax parce que ndaw boo xamante ne pare na pour liggéeyal askanam mu ngi def lépp lu mu man même su mënu sax day obligé dem demander aide feneen donc yenn saa yi mu sacrifié def nga xamante ne lii nii sax war na koy bañ a fekk. parfois mu toog y en a des gens yoo xam ne fii bu ñu feebaree amuñu problème parce que dañuy toog suñu parents yi duñu dégg parce que loolu lu koy waral mooy amuñu benn problème souci de vie ici. donc gars yi mythe bi amoon ci ne étudiants yi nekk Ziguinchor ñu ngi ci coono je pense que ne est-ce que sax yu Dakar yi gënuñoo nekk problème que ne yéen. waa étudiants yi nekkoon. mitu Casamance bi sori na sori goo xam dañu yaakaar ne moom neexul. waa Casamance non seulement transport problème. mais lépp loo gis rek soo am ay dirigeants yu baax. day dem ba si yàgg mujj gi li mu war na am ampleur bi mu war na am doo ko amati. par exemple su fekkoon jàmm nii ak yeneen membres yi jàppuñu si mën nañu ne comme ça. Casamance ba léegi dina métti. mais dama bëgg beneen instant tamit ñu jàppale waale ko parce que il ne peut pas tout faire. da loolu li ko mën a jàppale parce que étudiant amul xaalis. amul daal ñen ñoo ko mën a jàppale mooy les autorités Bambey wax suñ ko jàppale daa wax dëgg fa yàlla jeune boo xamante ne il est ambitieux avec beaucoup d'intelligence ba ay potentiel la kii su ma ko xoolee maanaam kii tête la bopp la wallaay bopp la man dama koy xool bu ma ko xoolee su ma demee ba nar a découragé wala nar a xaalis sax ma xoolee si jàmm à travers grâce à ses conseils ma ne non bàyyi ma toog bàyyi ma fay parce que ma ñëwee fii tak non il faut ma ñibbi parce que Ziguinchor fii nii dafa métti mais dafa ma toog ni ma pas moom non toogal yàlla baax na da su ma xoolee tey su ma agsee ba fii nii grâce à ces conseils la ak njàppale bi ma jàppale ak jàppale bi mu jàppale tous les membres laa wax sax dama ne man doom tous les membres moo ñu jàppale épaulé ñu da dara par exemple dinaa toog fii sax sans l'aide de personne mu mun a jël ay mani boppam di ko ci dugal mais maa ngi lancé tous les autorités Bambey waa ñu gën koy jàppale waaw merci beaucoup. Ça va loo ci yokk. Bon, avant tout, je me présente. Je me nomme Mor Gueye. Je suis étudiant ici à l'université Assane-Seck de Ziguinchor. Je suis au département sociologie. Bon, j'espère qu'il a tout dit. Bon, juste pour ajouter quelque chose. Vraiment, nous, étudiants Bambey ici à Ziguinchor, nous avons amuñu problème parce que anciens yi ñu fi fekk vraiment taxaw nañu bu baax a baax mais tamit dimbal du doy autorités yi nekk Bambey yi bu ñu gën a jàppale tamit ñu gën a baax vraiment ñu ngi dëkk fii près de l'université sori ñu ko dañuy génn jàmm si université bi jàngi ñëw toog si kër gi bon ñu ngi si condition yu baax daal mais tamit autorité yi ñu gën a jàppale mu gën a baax parce que am na suñu rakk yu war a ñëw après bon kon jàppale bi daal ñu ngi lancé un appel à toutes les autorités de Bambey ñu gën a jàppale étudiants Bambey yi nekk fii Ziguinchor ak étudiants Bambey yi nekk partout tamit yeneen université yëpp muy Dakar ci Saint-Louis feneen ak fépp daal ci Sénégal bon j'espère que Pape Mor wax na lépp bon je laisse peut-être am na soxna si alors. ça va. naka kii bi ça se passe bien. ça va bien. ça va alhamdulilah. bon. damay présenté wu Fatou Diop laa tudd étudiante en management informatisé des organisations L2 bon pour suñu nekkin fii Ziguinchor ba ñu orienté wee Ziguinchor ku nekk bis bu orienté yi génne ñu ne la Ziguinchor lañ ñu sànni da nga jooy wala nga am lu la métti wala sa parent ci boppam am souci mais heureusement ba ñu amee ay frères yoo xam ne ay njiit yoo xam ne mat nañ njiit ñun nag bu ñu def dul sant yàlla mais suñu sant yàlla lépp dañuy ñaanal
suñu frère bi Thiam tamit Ibrahima Thiam dañ koy ñaanal bu baax ak ñoom Jean ñëpp ñu nekk si ginnaaw bañ fi nekkee ba léegi jooyuñu dara Ziguinchor metti na soriwaay bi moo tax ñu naan metti na et tout ça li ñu fi doon dégg ak genre yooyu mais terewul bañ fi nekkee ba léegi amul benn jafe-jafe côté financement côté moral lépp loo xalaat ne que rek frère war na ko taxawee sëram rek Ibrahima Thiam ak ñeneen ñi nekk ci ginnaawam ñoom Jean ñëpp donc yéen daal li ngeen bëgg mooy autorité yi gën a dooleel ñoom Thiam ba nga xamante ni lépp lu ñuy def ñoom ni muy neexee mu gën di neex waaw ndax Olof Njaay nee na feccum liir bu neexee nday jaar jàpp ci mbagg comme autorité yi Bambey yi ñoom ñoo war a représenté ndey yi jàppale ñoom Thiam bu baax a baax ba ñu mën a def liggéey bi dimbale seen rakk yi seen rakki-rakkaat yi ndax avancement Bambey kese la ak avancement doomu réew mi yëpp parce que ñoom liñ fiy def après dañ leen koy bàyyee yéen it aussi da ngeen a war a def lu fi ñeneen di ñëw fii ak 10 ans ñu naan ñi fi nekkoon ñoo fi def loo xamante ni macha allah dem ba nga xamante ni sax est-ce que duñu am kër goo xamante ni amical bee ko moomal macha allah boppam loolu la ñuy ñaan yàlla te am nañ courage am nañ tamit yaakaar que ni mën nañ ko fee am parce que am nañ njiit ñu dooleel ñu may jom ak fit première année métti woon na ñun ñëw ñuy conseillé naan def leen nii def leen nii góorgóorlu leen ba yàlla def na nekk suñu deuxième année ñu ngi ñaan yàlla dem ba suñu licence wala terminer leneen ak leneen mais da ngeen nekk ci projet boobu de jéem a am terrain gars yi tabax ko su ko defee dootoo leen luwe non lépp day kii rek day basé wu rek ci loxoy njiit yi nga xam ne ñoo ñu mën a jàppale ba ëllëg ci biir ñu mën a sottal mais aussi ak seen volonté parce que des fois xam nga ñoom am nañ volonté bi am nañ engagement bi mais day fekk tamit ñu dimbali parce que ñun amuñu dara ay étudiants lañ liggéey ñu leneen dañuy jàng rek lenn moo ñu mën a dimbale mooy autorité yi dugal ci seen loxo bu baax a baax ba ñu mën cee yëg suñu bopp yàlla mën naa def ñu am fii appartement boo xam ne Bambey moo koy moom ci turu boppam loolu la ñuy ñaan yàlla di sant yàlla bu baax di ñaanal suñu njiit yi ñu yàgg fi lool te wér waaw waaw Je me présente, moi je me nomme Khalid Anne. Je suis aussi à Bambey, j'ai fait MPI, L2 MPI. En maths, physique informatique. Aussi, je remercie au bar notre président Ibrahima Thiam parce que comme femme, dans du tout, on est vraiment jàmbaar la. te ñu ñëwee fii moom commencement bi ñu soogee orienté fii université Alioune Seck amal nañ tamit certain yoo xamante ne ñu yaakaar na bu ñu ñëwee dañ fekk yenn difficulté yi mais bu ñëwee moom def na si lépp lu nga xamante ne war a xam ne def na ko ba nga xamante ne instant ñu ngi si ay conditions yu baax man après may lancé comme ça lañu autorité Bambey jàppale doole ñu bu baax ndaxte ñoom ñëpp jaar nañ ko si naa vie étudiant kenn ñu ko nekk métti na trop mais grâce à président Ibrahima Thiam xam nga parce que def na lépp ñu fi ñëwee depuis au début jusqu'à présent ñu ñuy jàppale bàyyiwuñu benn yoon kon tamit aussi ñu ngi koy remercier bu baax de remercier tamit non bureau bi yëpp parce que nekk nañ bureau boo xamante ne tamit maanaam ñëpp déggoo na amul tey ji benn opposition ñun ñëpp benn lan ñun daal ay doomu Bambey lañ te bëgg nañu autorité yi nekk Bambey ñu jàppale bu baax ndax vie étudiant kenn du leen ko nettali metti na trop kon nag ñu jàppale ndax ay doomu Bambey lañ te lépp lu amaat tamit Bambey lay delluwaat di leen sooy jàng rek moo ci indi ñun lépp lu amaat Bambey lay delluwaat te bàyyi bëgg nañ fee bàyyi tamit loo xamante ne suñu rakk yi ñëpp xam nga bu dee ñun daanaka dem nañ ba L2 adopté nañ yéen yi bàyyi adopté nañ ko kon suñuy rakk yi nga xamante ni ñooy ñëw ak ñi nga xamante ni ñoo nekk ginnaaw boor suñu ginnaaw ñooñu tamit dañuy dem ba nekkaat L2 ñeneen ñëw bootuwaat seen ginnaaw te ñun war nañ ko def loo xamante ñoom bu dikkee tey duñ sonn vraiment yéen tamit ñu ngi leen remercier bu baax si c'est souvent bi ngeen def ñu ngi leen bu baax. merci donc président ñu continuer visite bi rek xam naa. ah. gars yi gis ngeen ko waa ñu étudiants yi rafet naa. tey dafa mel ni nag moom dañoo nekk ci moom dañuy togg ay étudiants Bambey yi. soxna si tey lan mooy añ bi. ah tey de moom du restaurant université yu naqare yooyu. ah Penda Mbaye. ala bawol. waaw lan mooy message bi nag. lan mooy message bi ci li nga xamante ni gars yi ñu ngi koy jàpp te bëgg mu gën a neex ngeen gën a situation yi gën a baax. Bonjour, je me présente. Je me nomme Maguette Niak.
kii sama élève la woon internet kii doon naa ko yore cours de vacances ah vraiment kontaan naa trop fekk ko fii xàmmewuma ko woon au début kaay fii màgget ku mosoon na bëgg jàng nag vraiment jàmbaar dëgg la ok. C'est Maguette Niack, je suis la présidente de la commission féminine. Amicale bi moom wax dëgg yàlla fi moom macha allah. amuñu fi benn problème. nous sommes dans les bonnes conditions. bi ñu ñëwee boobu ba léegi comme d'autres étudiants yi nii nekk di am ay problèmes. ay difficultés de logement yooyu yëpp wax dëgg yàlla bi moo amuñu ko. wax dëgg yàlla depuis bi ñu ñëwee ba léegi mu ngi si jàmm. ah mais comme li ñuy wax naan yokku cere doon ñaar waaw il faut que tamit mu gën a waaw. parce que lépp moom mënoo ko matale. waaw aussi ñuy lancé appel ci autorité Bambey yi. ñu gën ñoo jàppale. parce que fii dëgg la ñu ngi si dans les bonnes conditions. mais soxla nañ tamit seen dimbal. mooy gën a def rek ba nga xamante ni ñeneen ñi ñëw duñu mës a am problème. am problème c'est ça. tey jii ñaan na yàlla instant bi ñoo ngi yor 2 appartements. ñaan na yàlla am yeneen appartement. day am kër. waaw am këru bopp. wut leen parcelle bëgg gars yi tabax ko Bambey TV jàpp ci ngeen am seen appartement ñu ne fii ñun ñoo ko fi bàyyi pour képp ku ñëw jóge Bambey fii ngay dëkk. waaw comme loolu ñu am kër ba nga xamante ni dootuñu fay logement yooyu yëpp daal ñu wàcc ñu. waaw ñoo leen di ñaan daal ñu jàppale ñu bu baax a baax. aussi di remercier suñu président bi wax dëgg yàlla moom ñu fayam moom. billaay li suñu xol moom yàllaa ko xam. c'est que dañoo mënawul wax rek. lan ngay wax Bambey TV bi ñëw tey nag. Bambey TV ak ñoo leen remercier bu baax wax dëgg yàlla déplacement bi doomu def na lu nekk. Bambey ba Ziguinchor moom. dafa sori ngeen déplacé wu ñëw ba fii pour xool ci lu nekk moom wax dëgg yàlla amuñu seen fay merci beaucoup kontaan nañ trop. ok Maguette kontaan naa te revoir ah donc maa ngi ko yoroon cours de vacances mu nekk xale bu mun jàng bëgg jàng vraiment c'est une fierté. fii moom wax dëgg yàlla booy yi waaw ñoom ñëpp ay jàngkat lañ. waaw te booy yi nga gis fii. non Maguette. 2019 la ñu wax. mais ñoom ñëpp validé. waaw waay quand on faisait les cours de vacances pendant les mois kii nawetaan ci laa ko doon yore ak yeneen xale. wax nga dëgg wax elle était très bien vraiment. wax nga dëgg wax nga dëgg waaw. donc xam naa peut-être bàyyi la nga conclure ñu dem ci beneen appartement bi. daal ci appartement numéro 1 bi. ci Mamadou Thiam la tudd moom tey si amical bi la bokk. moom moo chargé woon suñu communication. donc appartement numéro 1 baa ngi nii. si ñoo ngi ko loué depuis 2019 logé woon si les mbokk si amoon ba 2019. ñu dalal leen fi. mais wax dëgg si yàlla avant ñu koy am sonnoon nañ ci. amoon na kañ ñu ngi si dimbali woon. jàppale ñu si. xam nga ñu dimbali woon nag bëri nañ trop xam naa si ñëwee ba si fin bi. ñaa cité seen tur ñoom ñëpp. chaque weer 200 000 lañ ciy fay chaque appartement bii nii. war a fay ndox war a fay courant. mais il faut être dans un projet de construction d'une maison pour les étudiants de Bambey. C'est bien possible parce que louer chaque jour 200 000 mais créer en parcelle dafa mais c'est ça 350 000 par mois. si biir université bi. am na foofu noonu li ñuy woowee ay cité yi nekk foofu noonu. c'est ça dañ koy jaay 18 millions. waaw si la neexee nga avancé. mais fii Ziguinchor ñun ñoo ngi góorgóorlu lépp lu ñu mën. parce que tey jii nii soo demoon tey si yeneen amicale yi. dina jafe nga gis dimanche ñu togg añ. te ñun chaque dimanche yi di ñaari dañuy togg añ. ñoo ngi def tout pour reyante pour teg leen si condition yu baax. mais si autorité yi gënoon a jàpp ñun am nañ ay projet pour am. De toute façon si vous avez ce projet là nous Bambey TV on va vous soutenir fexe ba ñëpp yëg ko pour ñu def am chaque amicale am dëkk boo xam dañ fay am parcelle am fa kër goo xamante ni mooy këru Bambey. loolu suñ ko mënee am loolu moom moo ñu gën a. ndax tey suñ ko amoon dootuñu fay. non même day arranger autorités yi lii may wax yéen autorités yi xam ngeen ko mais chaque jour ñuy jéem a génne 300 000 400 000 300 000 400 000 chaque mois mais ñu am suñu parcelle jox ko xale yi ñu cay nekk c'est ça. donc soo calculé te logement yi nekk biir université foofu si tey 18 millions lay jar. donc loolu nga jëndoon si même su fekkee ne étudiants yi sax dafa am lu ñuy participer par weer sax si yàggee di nga jël sa xaalis te di nga def geste boo xam ne moom lay ñëpp di xaar si yow. donc ñoo ngi lancé un appel. incha allah on sera dans ce projet là incha allah rabbi di def ci collecte bu mag. te yow gis nga appartement numéro 1 bi université bi maximum une minute. non c'est pas kii donc dañu génnaale sax un peu wane l'université donc ça c'est le mur de l'université bi ngeen di gis ne le ma zoomé ko donc mur bu weex boobu ngeen di gis c'est le mur de l'université donc c'est pour montrer que vraiment appartement bi c'est tout près de l'université donc étudiants yaa ngi noonu gis ngeen ko gars yi
vraiment et bonne chance am ànd ak ay diplôme yu barke xéewal liggéey yu am solo waaw donc merci beaucoup suur nañu waaw duñ lekk ceebu appartement numéro 1 ceebu appartement. donc asalaamaaleykum mbokku internet yi ñu seetaan actuellement ni ñu ngi toujours fii nga xamante ni mooy Ziguinchor ànd ak étudiants yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk fii ci université Assane Seck bu Ziguinchor te dëkk Bambey donc seen appartement yi Bambey TV ñëwoon pour nemmiku li nga xamante ni moom la ñu dund situation bi ak aussi seen nekkin donc tey ñu ànd ak président Ibrahima Thiam xam naa ne pour mu visiter président na nga def ñëw nañ ci appartement numéro 2 je pense waaw donc booy yi am daaw ba ñoom ñoo fi nekk. ñi am bag appartement waa Tamba amical Tamba. d'accord donc da ngeen a bokk kii bi ak ay kii waaw amical Tamba ñoom ñoo fi nekk. amical Saint-Louis ak amical Bambey. d'accord donc fii mooy appartement numéro 2 bi. étudiants yi am bac 2020. ñoo fi nekk. fii mooy appartement Bambey fii mooy appartement Saint-Louis. fii tamit 4 chambres salon la quoi. fii néeg la ay jigéen. excuse mu ngi deuxième kii bi donc fii fii nga gis ay néegu góor la quoi ay góor la nekk. waaw sa gars yi ñu ngi ci njàng mi gis nga ko kii Babacar la. Babacar Médine. Médine penc xaw ma Médine waaw léegi Médine la Médine la côté yi am na quoi. waaw gis nga ko gars yaa ngi ci njàng mi waaw sa waay waaw ñu bëggoon rek ngeen wax ñu tuuti gars yi étudiant la fii en économie gestion. oui mais comme li nga wax sànq rek gars yi moom bu ñu jàppal mu gën a baax. ndax xam nga dundu étudiant moom neexul. waaw dundu étudiant moom neexul. dañoo gars yi dañoo bàyyi gars yi ci affaire yi. waaw surtout suñu président bi nga gis. ñu ngi ciy def liggéey bu mucc ayib. mais yaakaar naa homme politique yu Bambey daal dañu ñëw seetaan vraiment. waaw ndax boo xoolee amical presque amical yi nekk fii yëpp. ñoom dañ leen di fay ay logement ticket affaire yooyu donc ticket affaire yooyu. waaw te loolu yëpp presque gisuñu ko. waaw ñu doon lancé un appel nag buñ ci mënee jàpp ñu jàpp ci vraiment ndax soxla nañ ko wax. waaw loolu la ko wax. donc président gis nga ko gars yi nee nañ daal nañ gën a jàppale gi na gën a kii donc gars yi nañ gën a jàpp kon comme ni ñu defal yeneen amical yi daal. si ñu ko defaree daal dina baax. gars yi jàpp non garaawul bu nga kii xam naa peut-être des fois jigéen ñi moom xam nga seen néegi donc moom tam am na sax. tamit ñu ngi jàng waaw très bien du courage gars yaa ngi ci kër yi ñoom moom ci njàng mi ñoo ngi ci jàng mi. comme sànq rek appartement Bambey fii tamit dañuy toog añ. waaw chaque dimanche gis ngeen ko de dafi jaay daal gën nañoo waañ bi gis nga ko waaw waañ bi ay Aïssatou tey moo aye ci dimanche bi alors ban appel ngay def autorité yi pour ñu gën a jàpp ci mbir yi pour mu gën a neex waaw autorité yi moom war nañoo jàpp parce que tey ñun booy xool fii nii métti na trop suñu parce que ñenn ñi suñuy parents amuñu benn moyen dañuy taxale pour dimbali ñu amical bi tamit moo ngi jàppale bu baax a baax vraiment ban fi ñëwee ba léegi ñoom ñoo ñu dalal parce que lépp avant ñuy ñëw tamit la ñu war a xam rek xamal ko ñu ñëw fi tamit ñu ñuy jàppale comme seen i nag lépp lu war ci ñun tamit ñu ngi koy def donc mënuñoo def lépp parce que autorité yi ba jàppuñu ci lu bari dañ ciy jàpp mais pas tellement daal kon war nañ ciy jàpp dimbali ñu parce que ñu bëri si ñun amuñu bourse amuñu bourse pédagogique amuñu bourse sociale donc xam nekk suñu lool gis nga ñii dañuy jéem ñoo kooku suñu añ parce que lekk bi demeewul noonu fii daal dañuy jéem des fois ngeen dimanche tuuti togg tuuti añu Bambey waaw añu Bambey tuuti xam ni ceeb bi di sax waaw suñu président yi jàpp nañu bu baax di ñu jëndal yenn yi waaw ñuy toog di def lépp nekk si suñu jàmm mais nag autorité yi mën nañ war nañ cee mën a jàpp bu baax a baax maa ngi doon waxtaan ak président nee naa ko dama bëgg surtout yéen ñii di soog a ñëw projet am seen appartement bopp terrain bopp tabaxal ko seen bopp pour que képp ku ñëwati dootoo loué parce que chaque mois 300 000 dafa bëri
alors que bu ñu góorgóorloo autorités yi jàpp ci ngeen jàpp ci mën nañu am suñu appartement bopp képp ku fi ñëw rek mën fi nekk nga xamante ni di nga dem ba nga xamante ni tey sa doom sax dina ne université nga ne ah attention fa nga jëm ñun ñoo ko tabax de ah waaw gëm leen ko rek am waaw incha allah moo ngi noonu daal ñu naan gars yi dañuy toog day asoo nekkoon lool dañuy xaw ma daan jàng moom tamit gaa yi ne xale bi gën a xamante si amical booy bi alors moo gën a xamante si na ngeen def ça va alors parce que moom si la ñëwee rek wàcce ma quoi ah ñi seen néegu étudiant bi rafet na de ah yéen da ngeen di noos de ñun ay noble lañ. ah ay étudiant noble lañ. ay étudiant di noos grâce à notre président. ah lépp loolu moom la moom. waaw léegi lan ngeen di sànni autorités yi pour ñu gën a jàpp parce que moom it aussi su lépp lu muy def te amul ndimbal aussi day xaw a difficile. waaw loolu moom ci la moom wax dëgg fa yàlla. avant tout moom dañ koy remercier parce que moom it ku baax la. dalal nañu doon suñu président féete ñu fépp wax dëgg fa yàlla. li ñu mën a wax autorité yi nag lenn kese la. mooy mu jàppale ñu. ci bépp côté parce que tamit neexul kenn nit rek di diriger lépp. des fois tamit dañuy am ay soucis. duñ dem ci kenn pour wax ko moom rek la ñu mën a gis. ci loolu nag autorité yi nañ ci jàpp bu baax. ñu mën ñu dimbali nga gis appartement bi nii keneen jàpp ci lu dul ñoom rek ñoo ñëw ñoo ñu ko utal kon nag ñu def du daal remercier président bi ndax grâce à moom moo tax ñu nekk fii tey. wala ñu ñëw. merci donc waaw. waaw booy bii de ba ma ñëwee ñëw kii ma wàcc amical bi nee na léegi moom mooy président bi donc xaar leen ma jox leen ko waa mu wax leen lan la liggéey président lan la liggéey amical bi mu wax ko. waaw salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar kontaan trop ci teewaay bi fii di remercier de passage Thiam suñu président moom daal def na lépp bi ñu ñëwee dalal nañu liñ doon tiit yëpp nga xam ne bi ñu orienté zik jooy nañ ko guddi jooy ko bëccëg ñëw ci parents yi mais bi ñëwee daal suñu xel dal na daal ñuy naan nag autorité yi ñu jàppale ñu parce que neexut tamit Ziguinchor sori na yoon bi metti na mooy loolu te chaque jour daf ñuy assuré di ñu dalal suñu xel ci lu bari lu ñu manqué Thiam fu ñu jëm Thiam bu ñu naree jooy sax woo ko nañ ñu jàppale tamit ci moyens financiers yi ak lépp daal kontaan nañ ñëpp. waaw parce que mënu ko def sans ñu jàppale ko. booy bi yow ma gën a sonn sax moom moom ñii moom xam naa dañoo dem salle. parce que dimanche gars yi. waaw dañuy dem salle pour période résumé lañuy mais comme que rek kan salle la solo. yaa ngi jàng. waaw kii tamit. yow fan nga dëkk. Bambey ci fan. Kër Saako la. Saako la ko yàlla def quoi moom kay Kër Saako la def. très bien léegi xam naa def mot de la fin. waaw moo de la fin fi may njëkkee mooy dama lay sant yow Mamadou Ndiaye bu Bambey TV parce que tey lii nga ñu defal nii du lu yomb quoi du lu yomb parce que déplacement bi nga def nii si la neexoon benn doo si fekk parce que da ngaa sacrifié wu quitté Bambey ñëw ba fii pour ñëw xool si say rak si la yan condition lañu nekk tey xëy na ñëw nga fekk fi ñaari appartement yooyu day am solo ñu expliquer nan lañu def ba am ko day am solo trop parce que Amical Bambey ñoo ngi ko créé en 2018 ñu ngi ko créé en 2018 Jean Salim Thiaw moo nekkoon président Amical bi Jean Salim def fi lu def fi liggéey boo xam te man des fois chaque jour dama naan ku mel ni Jean Salim Thiaw yóbbu parce que Jean li mu liggéey parce que man mën naa ne damaa fekk ñu def fondement bi ba tabax terrain ba pare ma ñëw rek yëkkati si kaw donc man li ma fi neexaay bi laa ko fekk rek ndax man le 11 avril passé laa nekk président Amical bi Ziguinchor bi ma nekkee président Amical bi Ziguinchor rek léegi yàggul te bi ñu ko nekkee léegi def nañ ci lu bëri nag lu bëri loo xamante ni liggéey nañ ko. foog naa Thierno li mës na leen fay seet si. Thierno li mu ngi may remercier fii mais moom it foog naa mës na fi ñëw. mës na fay ñëw ba defaloon ñu benn don de ticket. je pense 1000 ticket lañ defaloon foofu ma daal jàppatuma nom bi mais ñëwoon na ko defal ñu don de ticket bu mag a mag a mag. sooy seet autorité Bambey yëpp mel na moom moo ko mos a ñëw seet si ñun. maa Abdoulaye amoon na yéene bi diggoon nañ ko. ku mel ni Ousseynou Kate tamit diggoon nañ ko ñëwoon dina ko def.
grand Lamine Ndiaye waxoon nañ ñu ko def mais grand Mass Ndiaye tamit bi dëkk Bambey kër yi Jële Ndiaye moom Oustaz Ndiaye bi football entente la grand Mass tamit da daan ñëw fii seeti Mass sama grand la sama doom la di grand bu baax a baax moom ak monsieur Guèye tamit moom lañuy wooye Amadou Guèye si université bi la nekk moom tamit da ciy jàpp bu baax a baax ak sëñ Dieng waxal jàmm la moom moo Sadio Frage si université bi dañ ciy jàpp day am solo tamit bi ñu fi toogee ba léegi tamit ñu wax lan la ñu réalisé bi parce que le 11 avril lañ ci toog bi ñu toog ñu njëkk a def mooy ñu créé benn groupe WhatsApp pour recenser tous les étudiants de Bambey pour dalal leen si groupe WhatsApp boobu noonu pour expliquer leen lan la ñu war a fekk si fii yan papier la ñuy soxla suñu ñëwee fii si def inscription en ligne nan lañ ko war a defee si def inscription pédagogique nan lañ ko war a defee institut bi ñu defee loolu dalal seen xel tamit quoi parce que ñoom ñëpp dañuy tiit ay tàppat lañ te soo leen waxee yi ngeen soxla dañuy tudd loolu noonu ñi bañ a tudd fii moom la ñuy foog ni moo fi nekk donc bi ñu defee loolu après ñu wër appartement mooy kër gi avant ñu koy am amoon nañ tous les difficultés du monde parce que day laaj nga joxe caution 450 000 lañ si war a joxe te si ay étudiants yi frappé xam nga bourse bi demeewul noonu bi ñu koy am bourse c'était trop difficile mais alhamdulilah yàlla def na ba ñu am appartement gisal nga sa bopp même pas 2 minutes nga dem si université bi moo ngi noonu bi ñu paree si loolu ñu defal leen benn caravane regroupé tous les universités ànd ak ñoom ñu ñëw ba fii nii Ziguinchor ànd ak ñoom pour war leen ñoom dalal leen ñoo accueilli leen bi ñu defee loolu ñoo ngi ko defoon le 24 mai ñoo ngi ko defoon le 23 mai après le 24 mai ñu dajaloo woon si salle bii ngay gis ni ñun étudiant Bambey yëpp ancien niveau bachelier ñu toog waxtaan ak ñoom expliquer leen condition de vie expliquer leen xamal leen lan moo leen fi indi te dañoo wàññi famille suñu bëggee réussir nii la ñuy def def loolu bi ñu paree si loolu ñu defal leen benn visite université defal leen ñoom ñëpp don de ticket pour ñu dire leen seen étudiant Bambey yëpp après loolu tamit ñu defal leen ni ñu jënd benn photocopie boobu noonu pour que ñu mën a photocopier ay document pour étudiant Bambey pour seen courrier yooyu ñu fay suñu soxlaa photocopie ñu photocopier ñu paree si loolu defal nañ leen journée d'intégration pour intégrer les niveaux bachelier intégrer nañ leen defal leen benn 48 heures d'intégration def benn journée d'intégration xam nga defal leen ni foofu noonu ay parrainage mooy chaque étudiant dañ koy boole ak kenn pour si amee problème si kooku lay def institution ñu koy expliquer ba pare di organiser ay séances de tutorat c'est-à-dire mooy ci salle pédagogique bi noonu créé ay groupe WhatsApp yoo xam ne chaque filière dañuy am groupe WhatsApp am pour niveau bachelier bi si amee problème poser ay questions si étudiants yi nekk foofu noonu bu ñu jugee si loolu dañ defoon nañ leen benn projection sur le système RMD projection boobu noonu système RMD bi Serigne Dieng moom mooy wax noonu dama dëkk Bambey moom moo ñu ko defal chaque année moom ñu koy defal ñu koy remercier maa Abdoulaye Fall tamit woon nañ ko fa ñu rek moyen bi ay moyen ak ay baax pour que ñuy mën a participer si tournoi yi comme ñëpp ñu ciy participer donc moom dañu koy remercier ndax appartement numéro 1 bi suñ ko amee c'est grâce à ma parce que bi ñu koy jël ñu ngi waroon a joxe caution 600 000 ñu manqué doon presque 200 et quelques mille bi ñu ko woowee si saa si ñu ko envoyé xam nga yàgg seen jàppale kooku mënuñu koo fay ñu koy remercier à 100% donc defaat nañ ci ay caravane dem Bambey bu ñu def passe bi si 9500 noonu mais dem nañ ba réduire ko ba defoon ko 6500 si ñu ñetti caravane yi ji yëpp 4000 lañ ko def donc ñoo ngi à chaque fois ñoo ngi def seet ni ñuy def daal pour changer les conditions de vie des étudiants defoon nañ ci benn sortie Cap Skirring je pense yow mos ngaa dem Cap pour que ñu visité foofu tuuti comme ni koy ñëpp di defee pour que étudiants yi Cap mais loolu lépp li ma lim fii nii yëpp mënuñu koo def sans ñi ma bëgg a cité nii am ñoo xam te ni ñu jàpp si amical Bambey parce que tey caam rek xalaatam la am ak ay relation benn ñuy jiital si remerciement yow yi tax a yow grand Modou Ndiaye parce que man xam naa ne xamal naa la ak ndax mës nga yoo jàppale ba am si ay jafe-jafe bi ngay am ay jafe-jafe di déplacé wu di dem di diggante yi ay jafe-jafe ñi ñoo ngi fii Ziguinchor donc yow xam nga man xam naa donc ñeneen ñi tamit xam nañ ñu lay sant bu baax a baax a baax li nga def ni yow ñu lay si remercier bu baax a baax a baax ñuy remercier benn greffier bu nekk fii Ziguinchor Bambey la jàngee rek mais keef la rek mais bu mu ñëwee fii Ziguinchor xam ni ba Bambey lañu fa ànd te ñoom dañu jàppale bu baax a baax greffier bi la tudd xarit ko si laa jóg bu dëkk Ravene donc ñoo ñaar bokkoon classe ñu remercier monsieur Ma Abdoulaye Fall parce que moom bu ma taay bi Ma Abdoulaye dafa ma jóge dafa ma jàppale bu baax a baax a baax di remercier Thierno bi boobu nga doon wax sànq moom di see jàpp bu baax a baax di remercier commandant ñaan bato Aliou Super Diallo commandant ñaan moom des fois damay toog ba si yàgg ma ne kii yàlla na ko yàlla fay xolal un jour dana ma caam sama yéene mooy chaque année ma yëkkati 500 000 may day donc mu te nit yi yéene rek la xam bu baax donc ñu koy sant bu baax a baax di remercier monsieur Ousseynou Kassé Matar Fall
deuxième fois Mor Fall secrétaire général bu monsieur Astako Diagne xam nga responsable politique Bambey ñu koy remercier grand Mass Ndiaye bi ma la doon wax sànq grand Mass moom beneen affaire la quoi grand Mass dafa am amour ci waa Bambey grand Mass moom njëkk a dugal fii benn restaurant 5 étoiles fii parce que dañoo koo soxla woon mu ne na ngeen ñëw ñu toog waxtaan ñu waxtaan ak moom expliqué ko condition de vie si même jour boobu ñu jàpp si pare déplacé waa ñëw fii xool suñu condition donc kooku ñu koy remercier bu baax di remercier Ousmane Mbodj Ousmane Mbodj bu Bambey Esmasi Ousmane Mbodj kooku man ba mu xëy bu baax Ousmane Mbodj da ciy jàpp Ousmane Mbodj chaque weer dañuy chargé courant envoyé si appartement bi ñu nekk nii chaque weer day chargé courant envoyé du xaar mu ko envoyé tout ça donc Ousmane Mbodj ñu koy sant bu baax a baax a baax a baax a baax ko remercier di remercier grand El Hadj Koumba si ñu créé CDB bu Bambey collectif des étudiants pour le développement de Bambey moom tamit daf may woo chaque jour di ñu conseillé di laaj si yenn condition lañ nekk kooku mënuñu ko fay di remercier ne Abdou Lahad Lay mooy président ASC bu Ravay moom tamit di grand boo xam ne man mën naa ne jeunesse su Bambey dañoo war a rey si moom c'est-à-dire day jàpp si affaire daf may woo di ma laaj càmm naa la nekk en rapport ak ñii nangam donc ñu koy remercier bu baax a baax di remercier koo xam ne nekk mooy sama genn wàll di Xafa Ndiaye moom may conseil di ma wan yoon di ma am defar ni woot bi nangam ñoo ngi koy sant bu baax a baax ñoo ngi koy sant bu baax di remercier docteur Faye Massou Bambey mooy RK bu général docteur Faye boobu ñoo ngi koy remercier Ahmed Faye di ko remercier moom tamit si jàpp ak tamit Faale Kam Faale Kam moo dëkk sama kër moom tamit ñu koy remercier bu baax a baax a baax moo ngi boo fay quoi di remercier Pape Ousmane Thiaw mooy monsieur Thiaw mu nekk lii sa professeur suñu première bande boobu ñu njëkk am moom moo ñu ko defal parce que ñun ñii remercier yi du ñi ma jàppale man sama mandat mais képp ku ñu mos a jàppale bi ñu créé amical bu Ziguinchor ba léegi nit doo fàtte suñu jëfandikoo parce que ñooñu tax a yëg si fii donc xëy na ñu am ñu ñu fàtte wala ñu ñu tëb mais képp ku ñu fàtte nga xam ne lu dur si nag. yaa ngi doon wax naan sa waay xaw ma kii am na ku leen fayal seen facture xaw ma. waaw Omar Sow moom tamit c'est-à-dire dafa nekk bu baax Omar Sow maa ngi koy xam à travers Facebook si benn publication boo xam te yow grand Modou Ndiaye yow yaa ma ko partagé lool si je pense Dede Bambey xaw ma sa Bambey yi foofu noonu si nga ko partagé woon grand Omar Sow gis ko woo ma téléphone c'était en 2019 dama ci am dama bëgg a jàppale te yàlla rek après entre temps mu perdre ci sama numéro déggante bi fañ yëre moom organisé mooy grand Souleymane Ndiaye ma koy remercier au passage grand Jules moom laa woo ma ne ko numéro Omar Sow laa soxla moo ko woo téléphone ko daf maa woo téléphone rek dama ci am facture bu ñaata ma ne ko 100 et quelques mille moom di correct téléphone bi dugalal ma xaalis bi si saa si ñu fay facture bi nga xam ne moom ko ñu koy remercier gis nañu des yi ñuy def di Bambey ñu koy sant bu baax a baax a baax di ñaan yàlla na yàlla yokk ay teewal di lancé nga naan ci moom nag ne ko étudiant Bambey soxlawaat nañu état bu gën a ñu jàppale parce que fii étudiant yi nga fii gis ni suñu nekkee 50 étudiant Bambey ñu bëgg a sori bi la 5 yee am bourse léegi bu nga am bourse dafa am ay conditions yi muy laaj donc Omar Sow ñu koy sant bu baax a baax di ko remercier di sant nit waa Bambey parce que ñoom ñooñu doole mais nag di sant les étudiants ressortissants de Bambey ici à Ziguinchor parce que teguñu ma benn coono ñoom dañ maa fuddal seen bopp yàlla mosuñu maa critique lépp lu ma def nekk na leen mais di sant samay membres du bureau parce que le président kese mën na ko membre du bureau yi ñoom ñoo def lépp dañ naan fekk biir su neexee day gaa jàpp suñu wàllu mais samay mbàkk samay membre du bureau rek ñoom ñoo def lépp leen di sant ñoom ñëpp sant Jean Saliou Thiaw moom moo njëkk a nekk président amical Ziguinchor ñu koy remercier bu baax a baax pour lim da ngay jiw mais maa ngi sant ñëpp appel bi daal mooy ñu gën a jàpp appel bi mooy ñu gën a jàpp parce que lii nga gis fii nii kër gi 150 000 lay si kër gi 200 000 wala fay ma fay ko day ëpp 600 000 par weer ay étudiants yoo xam te ñii 20 000 lay am ñii 40 000 ñii amuñu dara te ñëpp yomuñu situation bi fii am na ñoo xam te dañuy depuis bi ñu toogee fii léegi président amical Ziguinchor képp ku fi feebar dañuy jël sa ordonnance donc day nekk des fois am na benn jour 1h du matin laa woo gannaaw laa koy pour mu am pour ma boole pour mu mën maa jël ordonnance donc affaire yi des fois day dara donc ñoo ngi lancé un appel à tous les autorités de Bambey ñu jàpp si bu baax a baax des fois am na si autorités yoo xam ne da nga leen di woo ñu lay chantage di leen tegal ay conditions da ngeen may jàppale soo leen ma mënut a jàppale du ma leen defal nangam naan man jàpp naa ne ñooñu bëgguñu Bambey ki bëgg Bambey dëgg waru tax jàppale ay rakam ay frères yi si xaar dara ko donc ñu jàpp si bu baax a baax a baax a baax ndax suñu dimbalee étudiant Bambey seen bopp lañu dimbale
ndax li sëñ Saliou doon wax jox leen man ndaw ma def si ñoom loo xam te ëllëg dinañu mën a yore réew mi donc ñii ku leen dimbali ëllëg dinañu mën a yore réew mi donc ñoo ngi lancé un appel à tous les autorités de Bambey di la santaat bu baax a baax di ñaan sa télé bii ndax sagu Bambey man su ma nekkee Ziguinchor chaque jour 0 heure si jotee Bambey TV laay njëkk a tudd pour xool lan moo xew suma dëkk ba pour xam lan moo xew Bambey ñëpp ñu ngi lay sant bu baax a baax a baax di la remercier di ñaan yàlla na yàlla yokk xéwal yi ba télé bii dina gën a baax Bambey TV va soutenir les étudiants pour ñu am appartement incha allahu rabbi waaw luñ ci mën a def dinañ ko ci def dinañ si kontaan bu baax a baax donc gars yi gis ngeen ko vraiment ñun aussi appel bi ñuy lancé rek mooy autorités yi gën ci jàpp parce que bu ñu gënee améliorer conditions étudiants yi suba ñooy nekk kilifa Bambey bu ëllëg donc nañu gën a jàpp nañu gën a leen a jàppale donc loolu appel la bu may lancé yéen ñi nga xamante ni yéen ak ñuy seetaan peut-être yéen ñi nga xamante ni après ngeen ñuy seetaan donc maa ngi leen di ñaan ñu jàppale étudiants yi jàppale bi nag comme ni may waxee on est à l'ère boo xamante ni changement de gis-gis day am mën nañu faxe ba nga xamante ni booy autonome location bu métti bi dootul am pourquoi pas avoir un appartement boo xamante ni tey dañuy jënd terrain ñu tabax ko parce que étudiants yi saa su ne dañ fi ne donc même bu dee tey bi yu année 2021 mais 2022 2030 dañuy amaat ay étudiants yoo xamante ni mais Bambey la ñuy dëkk te université fii la ñuy nekk donc il faut que aussi tamit ñu def loo xamante ni day pérenne bi mooy lan nañu faxe am parcelle peut-être Dakar xam naa ne ça sera très difficile mais yu mel ni ay université Ziguinchor ay université Thiès mais mun nañu wut foofu ay appartement yoo xamante ni Bambey moo koy moomal boppam pourquoi pas la mairie mënu ko moom su ko defee di jël étudiants yi ñu fay nekk ak yeneen yoo xamante ni vraiment ay initiative la ñu ngi leen di sant nag vraiment xam naa ne bëggoon nañu toog lu yàgg waaye xam nga rek waa Bambey ak ñuy laajte ok gars yi wasalaam